asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki téléspectateurs yi mbokki internautes yi ñoo ngi leen di nuyuwaat fii ci Touba Mbacké en direct ci résidence Cheikhul Khadim jàkkaarloog jumaay Touba ju mag ji jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides ñu koy ñaanal yàlla gën ko fi yàggal te gën ko wéral di ko ñaanal mboolem kilifay diine yi mbokk yi ñoo ngi fii ci Touba Mbacké tey jii aljuma dëppook ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor atum 1446 ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di le 28 mars 2025 ñu wéyal liggéey bi nga xam ne moo jëm ci mashrabu saafi di liggéey bu yaatu bi nga xam ne niñ leen ko leeralee ginnaaw tàkkusaan gu nekk daañu amal njàngum xasida gu yaatu ci daara Hizbut Tarqiyyah lépp ñu koy amal ci teewaayuk Cheikh Mouhamadoul Mountakha di xalifa général des Mourides ci teewaayu mboolem njabootu Serigne Touba gi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi nga xam ne fu ne la ñuy bàyyeekoo fii ci biir Touba ci biir réew mi nga xam ne moo di Sénégal ba ca bitim réew ngir teewee jotaay bu sell bi jotaay bu am solo bi nga xam ne danañ gën a dundalaat li nga xam ne moom moo di weeru koor gi fii ci saalu Serigne Moustapha Bassirou waaye fii ci biir résidence bi ci mboolem tente yi nga xam ne moom lañ fi def ngir mbokki taalibe yi mën toog di teewlu li nga xam ne moom moo di njàng mi ci ay écran yoo xam ne montel nañ leen ko ci ñi nga xam ne amuñu accès ci biir salle bi kon mbokki liggéey boobu la ñuy wéyale tey jii ñoo ngi fii ci buntu bâtiment bi nga xam ne moo nekk suñu ginnaaw di bâtiment xalif général des Mourides Cheikh Mouhamadoul Mountakha fii lay féetee bu ñëwee fii ci résidence Cheikhul Khadim tey nag ni ko àjjuma gi ginnaaw buñ jullee ba noppi day jugee ci jumaa ji rek daal di ñëw fii ci résidence directement nekk fii ci bâtiment bi ginnaaw bu mu jullee takusaan ba noppi ci lay génn ci porte bi nga xam ne moo nekk suñu ginnaaw daal di jaar ni dem ci saalu Serigne Moustapha Bassirou bi ngir door li nga xam ne moom moo di liggéey bi jëm ci teewlu njàngum xasida gi kon mbokk yi tey ji programme bi ni nga xam ne noonu lañ ko tëralee moom moo di kuréel mashrabu saafi bu daara Hizbut Tarqiyyah ñoom ñooy amal njàng mi ci saalu Serigne Moustapha Bassirou bi kuréel gi nga xam ne jamono bi ñoo tàmbalee njàngum xasida gi tey ñooy gàttandu Serigne bi ñoo koy gunge it mooy kuréelu Mafatihul Bichri bu Mbacké mu nekk nag kuréel goo xam ne tey jii dañ koo gën a renforcer ci ay éléments yu bëree bëri yoo xam ne bàyyeekoo nañ ci yeneen i kuréel lépp rek ngir gunge li nga xam ne moom moo di sëriñ bi waaye gunge weeru koor wi nga xam ne jamono bi daanaka mi ngi bëgg a jeex nga xam ne weeru sell la woo xam ne Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xam ne moo sos yoon wi ku ko fonkoon la gis ngeen li nga xam ne moom la ci bind ba ci xasida ak yaasal busharaat bi nga xam ne sëriñ bi bind na ko ngir gunge ko weeru koor wu sell wi kon dañuy dem rek ci régie incha allahu rabbi jokkoo ak kenn ci suñu ndaw yi nga xam ne mi ngi fii ci biir résidence bi muy Serigne Ablaye Faye ngir mu taataanal ñu kàddu yoo xam ne day bàyyi ko ci kilifa yi nga xam ne dañoo yor yeneen pàcc ci liggéey bi nga xam ne moo jëm fii ci weeru koor gi kon Serigne Ablaye ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. Serigne Fallou Sylla jërëjëf mbokk yi xam naa dañuy jël suñu nuyoo rek sof ko ci nuyoo yi Serigne Fallou Sylla ngir jëkkante ak waxtu wi waaye niñ ko àndee ak yéen itam booba ak léegi ci fii ci biir résidence Khadim Rasoul ci jëwriñ yi nga xam ne ni dañuy taxaw liggéey bu am solo ci diiru weeru koor gi ñu ngi taxaw ak Serigne Mamor Mbacké xam naa ñu min ko bu baax a baax ci wetu Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké waaye weeru koor gi nag mu nekkoon ci wetu Serigne Cheikh Abdou Latif mi nga xam ne nii lépp lu jëm ci ndogu yi fii ci résidence moom la Serigne Mountakha teg ci loxoom mu ci ànd ak moom kon sëñ bi xam naa ci tënk rek liggéey bi daanaka bi ngeen ko tàmbalee ak léegi mën nañ ne ay fan yu néew moo ci des boo ñu doon defal benn xayma benn tënk liggéey bi mu tàmbalee ak léegi ci ndog yi ak lépp la ci aju loo ñuy wax fii ci résidence Khadim Rasoul. jërëjëf aouzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim gannaaw bu ñu sante yàlla buur bi subhanahu wa taala julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam sant Serigne Touba Cheikh Ahmadoul Khadim di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér waaye di ko ñaanal njaboot Serigne Touba gépp te njaboot gi moom kenn génn ci laaj bi nga laaj am na solo lool ndax kenn ku ne xam ne suñuy taxawaay kaddu yi nag mën naa ko yëkkati ci sama turu jëwriñ di Serigne Cheikh Mbacké moom Serigne Abdou Latif nga xam ne ndigal lu bàyyi ko Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha ngir ñu féetewoo fële lu jëm ci wàllu ndog yi nga xam ne lépp loo xam ne Baye Fall yi dañ koy indi wala këru seex yi Serigne Touba yi xam ne dañuy togg ndogu di ko indi ci kër gi ndax du Baye Fall képp ñooy togg këru seex Serigne Touba yëpp am na ci ñoo xam ne dañuy togg waa kër Cheikh Anou Bëggey waa kër Serigne ma Paté Sylla ñoom ñëpp dañuy indi seen i addiya lu jëm ci ndogu li bu ñëwee dañuy fekk fële ci wet gee man ak Serigne Cheikh mu Serigne Abdou Latif ngir ñu dalal leen waaye mu nekk liggéey boo xam ne dañ ko tàmbalee benn fan ci weeru koor liggéey bu sell bu rafet bu yaatu lool nga mën nañoo wax ne liggéey bi Cheikh Ibra Fall moo ko liggéey ba mu sell indil ko Serigne Touba
waaye bu mu ko indilee Serigne Touba it Serigne Touba nangu na ko waaye jàppal ne fépp foo xam ne war na faa àgg rek maanaam àgg na fa duñ ne nag mat na daj na ndax Serigne Saliou dafa wax ne ab séddale maanaam foo yem foofee la say noon di yem waaye lii nañ jàppal nekkul ab séddale barkeel la boo xam ne daa jiwee ko Cheikh Ibra Fall ñëw Serigne Touba suñu Touba nangu ko ngir mu jox ko mbokk julli di mbokk taalibe ngir ñu barkeeloo ko nga xam ne liggéey bi mu agsee benn fan ci weeru koor dañoo tas liggéey bi ba mu yaatu lool nga xam ne li war a dem ci njabootu Serigne Touba gi la fa war a dem waxtu wu ne ma ngi fay dem waaye li war a dem ci njabootu Mam Maharam ak njaboot dafa yaatu li fa war a dem ci buntu ci buntu kër yëpp ci xalifa yi la fa war a dem it ci barkeelu ma ngi fay dem waaye la fa war a dem it ci seexu Serigne Touba yi la fa war a dem ma ngi fay dem waaye la war a dem ci waa kër Serigne Bousso bi it ma ngi fay dem kon loolu liggéey bu yaatu la am na liggéey boo xam ne it ci bis yoo xam ne dañ koy jagleel daaray alxuraan yi nga xam ne dañoo nekk ci dëkk bi ñoom it la fa war a dem ma ngi fay àgg waaye am na bis bu set barab boo xam ne jagleel nañ ko ñi nga xam ne ñoo dëkk ci sancaan yi nga xam ne dañoo néew dool lool seen loxo jotewul gannaaw ñoom it dañ fiy ñëw ngir ñu jagleel leen barab boo xam ne ca lay ñëw ngir ut luñ fa barkeelu ngir yóbbaale ko kon loolu ñoom bisu set danañ ko def mu nekk liggéey bu am solo ba ci samedi yi noonee la koy waa kër Maam Saliou Fall Daaru Xafoor di ko innee muy liggéey bu am solo liggéey bi daal jàpp nañ ne mën nañoo wax ne mat na daj na ndax kenn mënta matal lépp waaye kenn mënta dajal lépp kenn mënta xam fépp waaye li nga xam ne xam nañ ko te fàttewuñ ko te doomu aadama yi suñu mbokki taalibe it fàttali nañ ñu ko fexe nañ ba barkeelu ba àgg fa kon dañuy ñaanal Serigne Amdi Khady mi nga xam ne moo toog jataayu maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp ak Serigne Assane Fall mi nga xam ne moo toog jataayu maam Saliou Fall ak njabootu Sëñ Tuubaa gépp suñu borom gën leen dolli kattan may leen ak wér ba yéene ñi ñu am ci liggéey bi ñu àggale ko. sëñ Maam Mor fi ñuy jeexale mu mel ni ngoon gu jot dina nemmeeku mbooloo mu bëri daje fi moo xam ñi indi ndog yi wala ñi ciy jël si ci barkeelu yi kon nag du ñàkk ay soññe yoo xam ne nii di nga ko laabiré mbokki taalibe yi nga xam ne nii li leen dajale fii du leen lu dul liggéeyub Cheikh Ibra Fall boobu jëm ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. waaw loolu waxtu wee dama koy wax ndax boo xoolee waxtu jot ngoon gu jot danañ accueillir mbooloo moo xam ne rawatina njabootu Cheikh Ibra gi genn wàll képp la ci waaye am na ci ñoo xam ne it dañoo ñëw ndeysaan ngir sàkku si luñ yóbbu seen kër waaye nañ xam ne bu dee indi nañ juróom bu junni taxawee kon juróom yi dañuy xool fañ koy tàmbalee fa séddale bi yem ñu yemale ko fa ba ëllëgee ñañ ràññee te amaguñ woon ñu fexe ba ñooñu am noonu lañ ko toppee ba weeru koor gépp jeex noonu rek lañ ko toppee nga jàpp nañ ne maanaam képp koo xam ne yaa ngi ñëw ci kër gi maanaam suñ borom dimbali na la ba barkeel yooyu nga am ci xanaa kay da ngay am bëggaat waaye dañoo fexe ba ren maanaam boo xasee ba am benn yoon barkeelu da ngay bàyyi sa morom mu barkeelu loolu rek moo ci nekk liggéey bi nag métti na méttiwut waaye liggéey bi Sëñ Tuubaa yombut lu diis la ndax day ñaari jàmbaar dañ koo seq ki nga xam ne moo toog jotaayu Serigne Touba di Serigne Mountakha kenn ku ne xam na taxawaayam ak yitteem fa mu teg Sëñ Touba nga xam di Serigne bi la tàmbalee yem ci Serigne bi loolu doy na sëkk waaye ki nga xam ne tey moo wuutu Serigne Modou Serigne Amdi Modou Menda di Serigne Amdi Khady Serigne Mountakha day wax ne ab liggéeyam de démb laa ko xamoon tey soog a dikk day jàmbaar lool ci jëfam ci kër Sëñ Touba kon bu toogee jotaay bi Cheikh Ibra kon jàpp naa ne Baye Fall yi tey jii seen laxasaay dana gën a dëgër seenub liggéey dana gën a taxaw seenub liggéey dana gën a yokk dana gën a wér kon nañ koy ñaanal suñu borom gën koo dolli kattan may ko ak wér ba yéene ji nga xam ne am na kon ñuy sant bu baax di ñaanalaat suñu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te ànd ak wér tey di ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru Ramadan démb ci guddi kon dundal nañu Laylatul Qadr fii ci Touba ñaan yi nga xam ne digle nañ ko ci guddi gi di ñaan suñu borom mboole loolu lépp def ko muy tawfiix tas ko ci ummatu rasulullah yëpp sallallahu alayhi wa sallam kon tey niñ ko waxee léegi rek programme bi ñi ngeen dégg noonu ñuy yëkkati xas day mooy Mafaatihul Bichri bu Hizbut Tarqiyyah bu Daara Mbàkke ñoom ñoo war a ay gàttandu bi ak gunge bi ñi nga xam ñoo war a jàng ci kanamu sëriñ bi ci biir salle bi mooy kuréelu almashrabu soofi ci njiital sëriñ Khalil Gueye ñoom ñoo war a ay njàng bi tey incha allah bu ci kanamee tuuti li ci def ci programme bi mooy bunt bi ñu leen waroon jël ci arab incha allah danañ ko jox sëñ Madiama Niang dana leen dikkal ci génn xasida leeral leen ko ci arab door a jox nag sëñ Papa Assane Diouf su ko defee mu dikkal leen ci anglais bi xanaa comme Papa Assane ñëw na te dafa war a am liggéey bu mu war def kon Papa Assane dañ koy dalal mu dikkal ñu ci anglais bi su ko defee bu noppee ñu jox sëñ Madiama mu jël ci arab bi incha allah ba keroog ñuy am tamit ki nga xam ni daf ñuy jottali njàng mi lan lay doon xasida yi ak daaj yi kon dañ def du dul jébbal kàddu gi sëñ Papa Assane mu indi leen benn bunt ci anglais ci xasida yi incha allah.
Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Clement, the Merciful. Faithful viewers of Al-Mashafut Safi min al-Manbah Shafi, the pure fountain emanating from the healing source. Good afternoon again. It is a pleasure to come again to speak about, as I said, the literary production of Sheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. We started by congratulating all the Muslim community on the occasion of Laylatul Qadr, the night we celebrated yesterday, and wish long life for Sheikh Muhammadul Muntakha Mbacké. Today, as usual, we have chosen one of Sheikh Ahmadou Bamba panegyrics. That one we are going to speak with will be divided in two times, today and tomorrow. It is entitled Ala Innani Usni Ala Khayri Munhimi. It is an important panegyric with so important teaching and many topics. But before coming to the panegyric itself, I want to have a little overview on Sheikh Ahmadou Bamba's writing. You know that Bamba's writing are divided in different periods, in different steps. I can say three. The first one is the panegyrics he has written before the exile. After that, this one he has written during the exile itself, and the panegyric written after the exile. If you take each one of these periods, there are specific themes, specific topics in which Sheikh Ahmadou Bamba dealt with. We have the topic of Ikhlas, Tawheed, Tawakkul, Shukr, repentance, submission to Allah and to His Prophet, prayers to Allah, Tawassul, His love to the Prophet, His companion, the Holy Quran, the glorification of the Prophet, his family, the favors and blessing he himself is granted by Allah the Lord the Almighty, among many others. And if you take each period, there are specific themes. This is not the occasion, but perhaps we will have some time, the occasion to come to the different topics or themes related to each period. The poem we are going to deal with today, Ala Innani Usni, and tomorrow, was written in the while exile. It is the period of the exile, when Sheikh Ahmadou Bamba was deported by the French colonizers from 1895 to the Gabon forests by his enemies, the French colonizers who were here in Senegal. He used his feathers, his poems, as a weapon to fight in the way of God, as weapons for jihad. That is why most of the poems written in that period are called the jihadiya poems. It is using the poems, using the writing to combat the infidels, to combat the enemies of Allah. In the preamble of this topic, it is very clear that the circumstance is shown by the Sheikh himself. It is a poem of 32 verses, and before we have a preamble, and it is also called a Mimiya poem because the ending is always Mim. Ala innani usni ala khayri munhimi wala ashtaki lil khalqi min faqdi anhumi. So at the end of every verse you have the ending of Mim. That is why the rhyme is the rhyme Mim. It is called a Mimiya poem. And the metric of the poem is the Tawil metric, fahulun mafahilun, as a kind of a measure. This is a specific poem in which Sheikh Ahmadou Bamba himself has shown the circumstances. Right at the beginning, after mentioning the name of Allah, after praying on the Prophet, after asking protection against Satan, Sheikh Ahmadou Bamba has shown in the preamble of the poems what happens, the circumstance, by saying that Allahumma inna ahda'i wa ahdaika alqawni fil barri kama alqaw khalilaka fil nar wa khatabtaha bi ya nari kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Oh you, my Lord, my enemies and yours have thrown me in the water, in the ocean, as they did with your friend Ibrahim when they threw him on the fire. And it is you who saved Ibrahim by saying, Ya nari kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Oh, the fire, cool down
and peace be on Abraham. Sheikh Ahmadu Bamba called his Lord and telling him that, so those enemies, it is also the enemies of Islam, the enemies of faith, the enemies of Allah. They had thrown Ibrahim on the fire. They had thrown me today on the water. That is what the Sheikh said. But it is you, Allah, who saved Abraham by asking the fire to cool down. So I seek your protection. And then he continued by saying, Ya Rabbi, bihaqqi shahri Ramadan allazi unsila fi al-Quran. On the name of this month of Ramadan, in which the Quran was revealed, I want you to help me dominate the sea. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Qayyum. So it is an important circumstance in which it is clear that they wanted the Sheikh to perish in the water. But himself, he asked God's help, God's guidance, God's assistance. That is why, to end, I'm coming to the main theme of that poem, and tomorrow I will go deep down on it. You have the theme of gratitude, the total submission to Allah, never complaining next to human being, an expression of Allah's favors and blessing to him, but minimizing the enemy's hardships and problems because he had seen God, and when you see God, you cannot see another human being. So globally, this is the presentation of the poem, and tomorrow, inshallah, we will go deep down and show you exactly what is mentioned in it by Khadim Rasul. Thank you, and have a nice day. waaw ñu ngi sant bu baax kon sëñ Madiama Niang ci buntu boobu mu ñu andil astafurlah sëñ Assane Diouf ci buntu boobu mu ñu andil ci wàllu anglais ci xasida yi sëñ Madiama moo ci war a topp kon ki may dalal mooy sëñ Modou Gaye nga xam ni dafa bokk ci kuréel almashrabu soofi sëñ Modou tey yan xasida lay doon ak yan daaj lay doon incha allah. waaw maaleykum salaam Baye Mansour ñu ngi lay ziare bu baax a baax a baax naa tey kuréel almashrabu soofi ñi ngi war a jàng xasida ak lam yabdu misul Moustapha ak inna wujuda rabbina ñu war koy jàng daajub suñu Mbay Jóob ak wala xadd karam naa suñu Alaaji Siise ak yawmal ahadi xasaayidu Ramadan la ñu war koy jàng daaju suñu Mbay Jóob ak billadi dabba ñu war koy jàng suñu Mustafaa Si ak yaadal bushaaraat waa kër suñu Masam kon loolu mooy programme bi kuréel Mashrabu Saafi war a jàng tey jërëjëf sëñ Modou mën nañ la bàyyi nga dellu ndax gannaaw njàng bi léegi mu tàmbali kon ñu jox sëñ Madiama incha allah bunt ci arab mu tënk rek su ko defee sëñ bi bu yegg see rek ñu mën a jëlaat kanteen bi incha allah sëñ kon dafa mel ne dañuy wax ne sëriñ bi jege na moo tax kon xam naa ni wàllu arab bi dañ koy bàyyi waaw kon sëñ Madiama mën na ñëw incha allah indil ñu benn bunt ci xasida ci arab bi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الأعزاء إخوة الكرام المتابعين المشاهدين لقناة المريدية ها نحن لقد عدنا معكم في الجلسات الرمضانية الجلسات التعبدية التي تقوم بتنظيمها دائرة حزب ترقية برفقة الشيخ الخليفة سماحة الشيخ محمد المنتقى بشير حفظه الله ورعاه وأيده ونصره. وقصيدتنا اليوم هي قصيدة مطلعها يا من بأمداحه تأتيني البشر يا مصطفى يا رسول الله يا بشر. وهي قصيدة ملقصة مختصرة تتألف من 6 أبيات ألفها الشيخ رضي الله عنه وقت أن كان متواجدا في جربل أي في إقامته الجبرية. وهي قصيدة مديحية
يمدح فيها الشيخ رضي الله عنه حبيبه ومقدومه صلى الله عليه وسلم بإظهار عظمته، بإظهار مكانته، بإظهار منزلته وقدره، حيث سماه في هذه القصيدة بأسماء وألقاب وصفات متعددة، وهي دلالة واضحة على أنه يظهر المكانة أو المنزلة التي يحتلها الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذه القصيدة وردت أسماء متعددة للرسول صلى الله عليه وسلم، من هذه الأسماء مصطفى، مجتبى، منتقى، رئيس الأكرمين، إمام المرسلين. هذه الأسماء الكثيرة المتعددة الواردة في القصيدة تدل على أن الشيخ رضي الله عنه يريد في هذه القصيدة إظهار عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قيل قديما بأن كثرة الأسامي تدل على أن المسمى سامي. وقد أقر الشيخ في هذه القصيدة بأن الأمداح التي وجهها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي تدخل في قلبه البشرى، وتدخل في قلبه الفرح، وتدخل في قلبه السرور، كما تذهب عنه الأكدار. وهذه القصيدة جمع فيها الشيخ رضي الله عنه الصلاة والمدح. الصلاة والمدح كما تعرفون شرع وعادة ديدن وسيمة عند شيخ القديم، لأنه في غير ما مر في غير ما موضع يقول صلاة ستة بمدح ستة تأتيه بت مع اتساء، ويقول أيضا أسلمت نفسي لرب جل عن ولد مع الذي مدحه شرعي وعاداتي. وفي قصيدة المشرب الصافي من المنبع الشافي يقول الشيخ رضي الله عنه: وهو الذي لا أزال الدهر مادحه حرصا على ذكر ما قد حاز من سيري، لا قصد عد الذي قد حاز من شرف، لأن ذلك أعيا كل مفتكر، فكيف يمدحه خلق وقالقه أجرى امتداحا له في محكم السور. إذن المدح والصلاة ديدن وعادة عند شيخ القديم رضي الله عنه. لذلك في هذه القصيدة يقول: يا من بأمداحه تأتيني البشر، يا مصطفى يا رسول الله يا بشر، صلى عليك بتسليم بلا عدد باق قديم له الأشياء والقدر. هنا القصيدة جمع فيها الشيخ الصلاة والمدح. إذن هذا بكل اختصار هي الكلمات الوجيزة التي كنا نريد أن نتناولها في هذه القصيدة الميمونة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد المنصور، الكلمة معكم. waaw kon ñu sant bu baax sëñ Madiama Niang ci buntu boobu mu ñu andi ci yaaman bi am daay yi xasida ak ziar. kon ni ngeen ko gisee léegi ci image bi sëriñ bi kon jege si na ci salle bi, ñi mu war a àndal ñëpp ñu ànd ak ñoom. kon daal mooy wane ne kon desatul dal lu dul njàng mi tàmbali. maa ngi seen waa Hizbut Tarqiyyah ñoom sëriñ Youssou ak ñi muy àndal ñëpp. tey di ajjuma sëriñ bi day teel a ñëw ci salle ci biir ci barab bi, ndax bu jógee ci jumaa ji rek daal di ñëw ci kër gi, su ko defee njàng daal di mën a waaj, su ko defee xaar njàng mi tàmbali. kon loolu mooy programme bi ñu leen gis nii. donc nous voyons sous les yeux l'arrivée du khalife, et son arrivée marque le départ de cette déclamation. Je crois que c'est un protocole que vous avez maîtrisé maintenant, et c'est ainsi que ça se passe. La seule note particulière, c'est que ce vendredi, le khalife, après la prière publique, après la prière du vendredi, vient très tôt dans la résidence et s'installe, attendant que les choses s'activent, que les gens viennent et que la déclamation puisse démarrer. Et vous avez suivi auparavant la sortie qui a été faite par Serigne Papa Assane Diouf en anglais. Et vous avez suivi également la sortie faite par Serigne Madiama Niang en arabe. C'est également cette variété que nous avons voulu apporter et qui marque cette année-ci. Vous voyez donc dans la salle, tout le monde est debout, avec beaucoup de circonspection, avec beaucoup d'égards, pour accueillir, n'est-ce pas, cet prestigieux que le khalife général des Mourides, n'est-ce pas, qui chaque jour vient avec le même entrain, avec la même béatitude, pour venir véritablement se délecter de ces mélodies qui sont distillées dans cette salle et qui chaque jour, nous le disons, refusent du monde, et particulièrement le vendredi, puisque les gens, dès la sortie de la prière, je dirais, se dirigent dans la salle. Donc nous avons également le plaisir de vous rappeler qu'il y a des montages qui sont faits sur les productions antérieures
en allemand, en espagnol, et vous pourrez également les consulter. Et c'est un travail qui vient juste de démarrer, mais il y en aura même en italien, nous vous le promettons, et ce sera pour satisfaire les uns et les autres, pour ratisser large et toucher un large public. Je crois que c'est également un des charmes, n'est-ce pas, de Mashrab Safi. Donc nous le voyons, donc la salle est pleine. La salle est pleine, mais tout le monde, n'est-ce pas, avec une grande circonspection. Et évidemment, rien d'étonnant, puisque c'est l'autorité suprême du mouridisme qui va arriver dans la salle. Lui qui nous a gratifié de cet honneur incommensurable d'être toujours là, d'être avec nous, de vivre avec nous ces moments féeriques. Mais je dis nous, mais également tous ceux-là qui sont à l'horizon, qui sont dans les autres contrées et qui nous suivent avec la magie de l'Internet. Et je crois qu'il est heureux que les choses se passent ainsi. Et voilà, donc le Khalif va bientôt s'installer. Et s'il s'installe, évidemment, la déclamation va démarrer. Nous allons vous laisser suivre ces quelques secondes qui restent et les vivre avec nous, les digérer avec nous. Et parce que véritablement, c'est des moments qui sont très très marquants. Être en contact avec le Khalif, partager avec lui la même salle, vivre avec lui cette senteur suave des Khassaïd, c'est véritablement une chose qui ne se donne pas. Voilà donc pour la journée d'aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons vous laisser suivre ces dernières secondes et sans plus tarder vous laisser le temps de découvrir cette déclamation. Le groupe à l'honneur, c'est le Mashrab Safi, ce groupe, n'est-ce pas, trié sur le volet, qui va déclamer devant le Khalif encore. Voilà donc pour le programme d'aujourd'hui. Nous vous laissons donc suivre ces quelques secondes en attendant que la déclamation démarre. Quand le coup de gong sera donné par Serigne Youssou, avec l'aval du Khalif bien sûr, les choses vont démarrer de plus belle. Voilà donc pour le Mashrab Safi en ce 27e jour du mois lunaire de Ramadan. Évidemment, plus besoin de dire que les jours s'égrènent. On est au plus à 3 jours de la fête de l'Aïd el-Fitr. Et évidemment, c'est le moment de rendre grâce à Dieu. Is it?